La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90. mbokk yi salaamaaleykum ñu sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci iRadio ñu gërëm leen ak da leen dalal jàmm seen émission conférence de presse nag lu ngeen miin la alxames bu nekk ngeen ci ànd ak Khalifa Diakhaté tey nag mu nekk ci yeneen yitte Baba Ndiaye wutu ko fii wutub ndégganiku gërëm leen gërëm également Ousseynou Ndiaye bi nekk ci machine bi gërëm leen ci teewlu bi ak tànneef gi ak déglu gi. tey nag di ngeen ko xamee conférence de presse di dalal Mamadou Mignane Diouf nekk coordonnateur forum social sénégalais danañ waxtaan ak moom ci ay ponk yu bëri yoo xamante ne yitteel na askan wi ndax xam ngeen ne conférence de presse li ko tax a jóg dëgg mooy bëgg-bëgg askan wi daal di ko pencoo fii taaj ci waxtaan bu ko defee gindeeku am ci askan wi la cay saafara ci ñoom lay dellu waaye tamit la nga xamante ne ay jafe-jafe la ci ñu xool nas lay def benn ci saafara bu ko defee. ku ci nekk mën ci gis sa bopp ndax kat comme ni ñu ko waxee réew mi nag réewu ñëpp la lu nekk ku ne nga ca Mamadou Mignane Diouf di la gërëm di rafetlu sa teewaay tey ci iRadio ñu bàyyi nga nuyoog mbokk auditeurs yi ak mbokk ITV. maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm itam ak équipe bi nga àndal techniciens yi ak ñu nekk ci cabine bi waa rajo bi itam di leen gërëm di leen sant di leen encourager di nuyu auditeurs yi ak ñëpp ñi nga xamante ni ci biir réew mi ak ci bitim réew mi ñu ngi nuy déglu xam naa. wolof bi nag du doon wolofu siin bu séréer ñu bal ma ci. dinañ la déglu dañ la ko jéggal également forum social sénégalais baat bi yaatu na ci ni ko dégg bëri na est-ce que mën nga nu ci gindi moom mooy lan ci ngir ñi ko xamul. waaw forum social sénégalais dafa doon bànqaasu forum social mondial. forum social mondial ñu ngi ko sos ci année 1996 fële ci Brésil. fekk ay nit ñu bëri ñu doon xeex ci lu jëm ci wàllu citoyenneté bokk na ci ñoomin Samir Amin paix à son âme mi nekkoon fii directeur du forum du Tiers-Monde bokk na ci Da Silva Ignacio Lula bi nekkoon président Brésil ak ñeneen nit ñoo xamante ni mënuma leen lim ñëpp ñoomin Mamadou Sissoko bi nekkoon ci jamono yooyu président CNCR Jacques Bignikour bi nekkoon directeur ENDA ci jamono yooyu boo fàttalikoo lu ñu doon wooyee politique moyen d'état yu banque mondiale lancé woon taxoon suñu réew yu bëri commencé woon ngeen seen i yoxoot ci li nga xamante ni moo jëm ci social muy paj mi njàng mi looloo tax nga jékki-jékki gis Sénégal université bi di daanu école publique bi di daanu mais école privée itam di gën di bëri paj mi itam nga jékki-jékki gis ñi ñu doon fajee ci bu njëkk daanu gooy goo xamante ni tey boo demee pour faju da ngay fay xaalis gu takku. donc conditions yi moo taxoon ay citoyens ne lii du yoon ndax adduna coono addunay fitna addunay ndóol addunay ñàkk addunay xiiro ak ŋaayoo beneen adduna dàq na ko loolu mooy slogan forum social mondial un autre monde est possible maanaam beneen adduna goo xamante ni bu nit ki feebaree faju ci anam yi gën a baax ndax nguuram moo ko ciy taxaw bu doom juddoo war a dem jàngi école mu jàng ci njàng ngoo xamante ni école publique lay doon moo xamante ni nguur gi moo koy taxaw bu béykat bi buggee itam béy mu dem béyi ndax asamaan si taw na comme tey macha allah mais itam nguuram taxawu ko ci jumtuwaay yi nga xamante dina ko soxla muy engrais muy semence ak li ni mel. maanaam dëkk goo xam dëkkin gu neex daal. dëkkin gu neex donc loolu moo taxoon diggante 96 ak 99. li ñu doon wooyee consensus Washington maanaam déggoo bi amoon ci diggante banque mondiale FMI waa Nations Unies ak réew yi nga xam ne dañ bëggoon donc def de sorte que adduna gi doon loo xamante ne lépp lu ñu soxla daf koy jënd. libéraliser total. loolu taxoon donc jafe-jafe yooyu moo taxoon ñun ñu dajee ci diggante 96 99 ak 2000 janvier 1er janvier au 7 janvier 2000 ñu dajee woon Brésil. ci dëkk bu ñuy wooyee Porto Alegre muy dëkk boo xamante ni ku mel ni Lula Ignacio fa la dëkkoon fa la dëkk ba léegi d'ailleurs alors ñu def fa premier forum social mondial ñi fi jóge woon Afrique jëm ci forum boobu bariwuñu woon mais bi ñu demee ba dellu si waat lañ ne li ñu wax Brésil tënk ko ni nañ fexe am mouvement boo xamante ni dañ koy tuddee mouvement altermondialisme maanaam mouvement boo xamante ni beneen adduna gu dàq bi ñuy dund tey moom lay fexe di ko yootu ci kattanu yàlla. D'accord. loolu moo indi woon donc bi ñu defee loolu ñu am banqaasu forum social africain
am bànqaasu forum social européen am bànqaasu forum social américain mais itam am bànqaasu forum social sénégalais forum social guinéen malien ak li ni mel loolu mooy forum social mu doon. kon bu ñu la déggee dafa mel ni kon seen taxawaay mooy fexe ba askan wi lépp loo xamante ne ñu ngi ci di ko njàmbat ngeen taxawu leen ci. ñu taxaw leen ci mais taxaw goo xamante ni li doon seen àq doon seen yelleef dañ ko ci jot ndax kenn judduwul pour di tuumaranke koo gis mu juddu ci kattanu yàlla de ko ne na jéem mais itam bu mu dee jéem itam borom kër gi am na noo xamante ni fan la koy nanu la koy taxawee. borom kër gi fii pour ñun ci Afrique ci sunu réew yi mooy état. d'accord yàlla sax dafa wax sabab lu leen ma jox leen. alors Mamadou Diouf dañuy gis tamit nga ràññeeku lool ci lu jëm ci xeex ak taxawaay bi nga xamante ne ni am na ci coow ndox mi kan lañ koy jébbal kan lañ koy jox ak kan moo ci war a nekk ñu gis la ci nga am ci taxawaay bu ràññeeku déjà xamuñu lan moo ko waral muy benn ñaar lan moo tax nga am ci position bi ci am ni Suez waruñu ko jébbal nan ko jébbal waa SDE. xamoo ne am na ci taxawaay bu ñu ràññee dëgg-dëgg pour man li ma def. ak li may da nga ci fës. ah bon xamuma ko woon mais li ma ci jéem a def te du man rek ñun ñëpp ñoo ci ànd waa forum social sénégalais am ci itam soutien au forum social africain am ci soutien au forum social européen ak yeneen réew yoo xam ñu ngi liggéey ci wàllu ndox mais li ko waral mooy que ni bi ñu dellu soo ci li ma doon waxee di mu doon wooyee forum social bi ñu amee suñu forum social bi amee woon Sénégal. dañ jàppoon ni ci édition yooyu édition forum social sénégalais 2011 édition forum social polycentrique Mali 2006 édition forum social mondial bi amee woon Kenya ñun bokkoon na ci forum yooyu li ñu doon saytu mooy xool ndox lan mooy njëriñam ci dundu doomu aadama ñu gis ne ndox benn moomeelu yàlla la ñaar ndox du marchandise sa téléphone bi ak sama bos marchandise la bu ma ko mënee am wala bu ma ko bëggee am mën naa ko uti bu ma ko ñàkkee itam du ma dee mais boo ñàkk ndox tey ci kër ga man ma ñàkk ko du ma mun a jaamu yàlla ndax du ma sell du ma laab du ma mun a dund du ma mun a togg du ma mun a def li nga xamante ni moom la doomu aadama soxla donc ndox moo tax ñu ne du marchandise ndegam nag du marchandise kan du ci wan a sàkku loo xamante ni da nga ciy wut ay bénéfices yu takku ndox moomeel yàlla la. xewlu suñu borom la. xewlu suñu borom la ñun ñëpp ñu bokk ko du ressource naturelle pétrole ressource naturelle la ndox du ressource. bien commun la maanaam moomeelu yàlla la bu mu nu denk pour ñu mun koo jaam li koy firndeel mooy que ni doomu adama bu ko yàlla defaree ba pare ba mu gën a si àdduna li ñuy njëkkal laaj mooy ndax ndox am na fi ñu sank ko bébé bi jël ci ndox mu sel itam toqantal ko ci làmmiñ ga. d'accord so loolu mooy wane ni kon peut-être ndox am na taxawaay am na solo ci dund doomu aadama. du question dafa am solo ndox mooy dund. waaw mooy dund maintenant c'est-à-dire li ci maanaam taxawaay bi ngeen ci am il faut nga may ma ñëw ci loolu balaa ma lay c'est que taxawaay boobu li koy firndeel moo la bëgg a expliquer. donc ndox looloo lay jëriñ ci doomu aadama bu juddoo bu itam wàcc seen liggéey de dellu ci yàlla buñ ne wàcc na liggéey li njëkk a soxla li njëkk a laaj ndax am na fi mooy ndox mu sell ñu defar ko delloo ko boromam. dégam nag ndox moo nuy gunge bu nuy ñëw si àdduna mooy jiitu di nu gunge itam bu ñuy paree liggéey di dellu ci yàlla loolu dafay firndeel ne nag ndox doonu lu nuy caaxaane. moo tax nag bi Sénégal tolloo ci année 96 pour def li ñuy woowee délégation ñun dañ ne woon waruñu def délégation nañ bàyyi ndox mi dooleel SDE SONES ci jamono yooyu. doole li nga xamante ni moom la nguur gi am mu fexe ba sénégalais fépp fu mu munti nekk ci biir réew mi fu ndox mënti jógee mu mun koo jot looloo taxoon ci yooyu jamono gouvernement Senghor ne ndegam ndox jafe na fii ci Ndakaaru nañ dem jëli ndox bi fu mu nekk ci lac de Guiers ñu def ci xaalis ju bari fexe ba tuyau yooyu yegg si ci biir Dakar dépense yooyu doon mënul den dépense yoo xam ne dépense yu yàq la dépense yu dem ci li nga xamante ni moom moo ngànk dundu sénégalais yi ca la jëm bu ma fàttalee loolu dafa di dama bëgg nga xam ni ñëpp itam xam ni wala ñi ko fàttaliku ni ne ndox mi boo gisee ñu ciy wax dañ jàpp ne ni ko Sénégal bëgg a doxalee ba dindi ko ci loxol nguur
jox ko délégation benn société bu ñu tuddoon SDE ñu toll ci ay jamono ñoo dañ ciy def appel d'offre international maanaam appel boo xam ne dañ koy ubbi mais dugal ci itam waa bitim réew mu doon ay kuréel yoo xamante ni waaye entreprise yoo xamante ni am nañu doole yu mel ni Suez ma lay fàttali ne ñi gën a am doole ci secteur si ndox tey ci àdduna Suez bokk na ci ak Veolia ñaari entreprise yooyu ñun xam nañ ne ñoo ëpp doole ci li ñuy wooye service eau ak assainissement. kon lu war a seen taxawaay la mooy justifier seen taxawaay. maa ngi ñëw boo yàkkamte rek wax ci dafay yàqu suñuy wax taxawaay bu koy justifier mooy benn ndox moomadu yàlla la ñaar Sénégal jël na décision délégué ko ay entreprise ñu yaakaaroon ni buñ doon délégué li nga xamante ni moomadu yàlla la nekk ci biir Sénégal yëpp bokk ko dañ koy privilégié Sénégal yi seen bopp. maanaam ñu jox ko doomu réew mi ba noppi. ñu jox ko doomu réew mi ba pare. mooy li ñu defoon ak waa SDE foofu itam bi ñu ko defee wax SDE donc di ubbi appel d'offre bi en 2016 ñun suñu taxawaay nekkoon na ni waruñ cee dugal waa bitim réew nañ fexe xool li ñuy dooleel ñi fi nekk xool li gàkk ci li ñu doon def ñu rectifier ko jox leen contrat avec résultat à atteindre bu ko defee li ñu yàlla baaxee ñu mën cee bañ a boole koo xamante ni juddoowul ci réew mi wala bu ci duggee itam lépp lu mu ci am ci bénéfice daf koy génne ci bitim réew mi ñetteel bi itam li ñu tax ñu am ci taxawaay mooy que ni bii Sénégal donc dafay def par force ouverture marché bi appel d'offre bi ñu ne ko kon baax na mais nañ fexe itam appel bi nekk appel boo xamante ni dafay jaari yoon buñ ci am njut njaaj bu mu ci am tàppale. loolu am na ci. bu mu ci am maa ngi ñëw bu mu ci am parparloo. d'accord mais loolu am na ci. loolu moo ci am ndax la tax loolu am parparloo mooy que ni bi ñu defee appel bi. dafa am parparloo. dafa am parparloo. lan mooy parparloo bi. maa ngi ñëw di la ko won parparloo bi mooy que ni bi nga xamante ni def nañu appel bi. ubbi ko def ñi doon bëgg a soumettre ay offres nekkoon 9 entreprises maanaam juróom-ñeenti entreprises ñu segg ci ñett ne ñoom. li ñu proposé ci wàllu technique méngoon ak li nga xamante ni moom la Sénégal soxla ci wàllu technique ci offre bi muy Veolia muy Suez ak SDE ñetti ñooy ñu leen nag léegi wax leen ñu ndegam am ngeen xam-xam bi wax leen nu boo leen di jox Sénégal yi ndox ci yenn anam ngeen leen koy joxe ñaata lay jar mètre cube bi ku ci bëgg a branché wu itam ci réseau bi ñaata lay fay désormais ñu xool ne offre yooyu bi ci gënoon woyof ci poste Sénégal yi sa poste ak sama bos mooy offre bi nga xamante ni moom la SDE defoon ñu xool itam ni li nga xamante ni moom lañu defoon ci ay offre ku bëgg a branché wu désormais fekk amagoo woon ci branchement li SDE proposé woon moo gënoon a woyof 90 000 francs pour branchement au réseau waa Suez ne 231 000 francs pour branchement ci réseau bi ci diggante Suez ak SDE différence bi dina coûter Sénégal 40 à 50 milliards ci temps wu contrat bi ma yaakaar ni différence su 40 milliards CFA am na fu mu xëcc ci joomu Sénégalais yi ci mbéy mi ci enseignants yi grève ci université yi ci wér-gu-yaram gi ak li ni mel ñetti yooyu ma la lim. boo bëggee ma tënkaat ko mooy que ni benn ndox du lu ñuy jaay. wax nga ko sànq. ñaareel bi itam mooy que ni bu ñu dee def appel pour ñun gis-gis bi gënoon na baax mu doon appel boo xamante ni appel interne lay doon. d'accord mais est-ce que jàpp nga ne tey bu doon SDE mu ngi jaareel mbiri ci yoon ba askan wi yëpp comme ni nga ko waxee lu weesu sax ñu nekk doomi réew mi liggéey bi ñu ngi koy teg ci yoon dana jaar ñu ubbi ay appel d'offre woo ñeneen sax ñoo xamante ne ni duñu doomi réew mi. SDE liggéeyam liggéeyu fermier la maanaam ndox mi teew Sénégal fexe ba ndox mi teew mu distribuer ko liggéey bi ci jiitu société nationale bu ñu wooyee SONES mooy liggéeyam mooy tabax fi ndox mi war a jaar mooy canaliser ndox mi fu mu war a jaar mooy dafa jumtuwaay yoo xamante ni war na mën a tax ndox teew ci forage teew itam xëy na ci canalisation wala teew ci beneen façon li ñu doon def fan yële ñu doon désalinisation
loolu du SDE moo ko def xam nga loolu SONES moo ko def donc il faut que nit ñi xam ne du SDE du Suez mooy fexe ba ndox mi teew état mooy fexe ba ndox teew pour ay askanam bu teewee nag ba nekk ci ay réservoir forage wala canalisation ñu ne ko traité ko yow mi fermier bi yow mi jaay na nga koy traité. doo ko séddale. doog ko séddale gi ci séddale anam yu woyof mais ñu bari xamuñ ne liggéey boobu du liggéeyu SDE. d'accord loolu bu ñu ko leeralee ba pare état bi moo am devoir régalien fexe ba sénégalais bu feebaree faju bu maree naan ba bëggee jàng loolu keneen ko defal Sénégal. maintenant njàng moomu. Sénégal dafay employé ay nit engagé la ñu ay professeur boo bëggee nag professeur bi tabax pour élèves yu ñëw dafay mel ni itam loolu la ñuy laaj waa SDE du seen liggéeyu SONES moom moo laaj bu laajee ndox mu teewul kii ko distribuer mënu ko distribuer. d'accord kon da nga jàpp ni SDE du ci lenn. te ñu bari xamuñ ci loolu. li ci problème bi dëgg mooy waa SONES. très bien d'accord léegi. te li koy firndal mooy ma yokk foofu. oui Sénégal mu taxaw dem Nations Unies ne atteindre naa sama objectif ci ndox liñ ma santoon ci Nations Unies ne naa fexe ba doomu sénégalais yi lu ëpp ci moitié bi jot ndox moom moo dem ba Nations Unies du man du yow ne objectif développement eau def naa ko à 99%. ñu ne kala moo ci dimbale mu ne SDE moo ci dimbale ñu convoqué réunion évaluation ñiy def affaire ndox ci àdduna gi yëpp daaw ji 2018 fale Johannesburg Afrique du Sud ñu primé SDE ci kanamu ay sociétés yu bari. kon yow c'est-à-dire yow li nga mënul comprendre aujourd'hui mooy lan moo tax ñu dindi ñu bëgg a dindi SDE ci liggéey bi nga xamante ne nañu ko dénk jébbal ko keneen. ñun li ñu mënul comprendre du man li ñu mënul comprendre forum social waaw mooy que ni loolu yëpp bu ñu ko waxee nag ci kanamu ndox mi. waaw gis itam ne bu ñuy joxe contrat ndox mi ki nga xamante ni moo boot contrat bi am na ci kenn ci mbër yi nga xamante ni da doon compétir am na lu mu jëfandikoo ak moom. lu mu jëfandikoo ak moom. ak moom mooy lan. may koy oto est-ce que yow yaakaar nga ni làmb ji gi ñu jëm fan yii. muy misaal ci diggante Eumeu Sène. dafa am combine. dafa ndànk rek dafa am diggante Eumeu Sène ak Modou Lo waaw. yow ngay CNG wu lutte ne kii mooy arbitre bi ñu signé contrat bi ba pare tabaski des ñetti fan ki nga désigné comme arbitre nga gis Modou Lo jël manager am dugal ñetti kuyu xar. ci otoom ne ko dama jox ko Modou Lo. d'accord kon loolu mooy est-ce que yow loolu teewul xel. loolu mooy ger kon bi ngay tudd. loolu mooy ger bi mais lan moo ci lan mooy ana preuve yi c'est-à-dire est-ce que tamit nekkul lu yomb monsieur Diouf nga ne dañoo ger na diw wala dañoo ger sangam ci mbir mi te amul preuve est-ce que mën nga nu wax exactement fan nga teg ni ger dafa am ci mbir yi. rajo RTS. mais dafa ndànk rek man li may répondre. mais parce que RTS moo répondre ne moo couvrir ne benn événement le 10 mars 2016. RTS télévision ak rajo ak Ndar Info. d'accord ñoom ñoo génne ni ministre bi nga xamante ni mooy ministre de l'eau nekk maire Saint-Louis waa siège may nañ ko juróom-ñaari camion pour muy lu muy toppatoo mbalitu Saint-Louis du man maa ko wax dama ko dégg ci télé bi ma génne ko seppi ko information boobu fekk ko ci ay site web ma seppi ko génne ko ne sama gars yi mais lii nañ ko analyser. léegi kon yow loolu mooy sa preuve. du loolu rek. ak lan. très bien am na preuve yoo xamante ni dem na xëy na ci façon gu doxalin yoo xamante ni ñi nekk ci biir ministère ba ñoom seen bopp xam nañ ne bi Suez defee yooyu ba pare mayee oto yemul foofu rek ñoom xam nañ ko ñun xam nañ ko waa Suez xam nañ ko. mais ñun xamuñu ko. waaw xam naa ne xamu leen ko. waaw leeraluñu ko. bi ñu déggee loolu fan la féete. bi ñu déggee loolu xam nga li ñu def. dañ bind kayit adressé ko directeur Suez ne ko danoo dégg ne dangaa bokk ci compétition appel d'offres Sénégal mais itam gis ne bi nga ci bokkee ba pare may nga waa ministère alal goo xamante ni ñu ngi koy tuddee ay oto am na leen itam loo xamante ni dégg nañ ko dañu bëggoon a xam
yow mi directeur bi jëfee loolu ndax lii dëgg la wala lu dëgg bindi ko xaatim envoyé ko lettre bi par DHL dem xaari ko audience France ne ko dañoo bëgg toog ak yow pour nga xamal ñu ne est-ce que li RTS wax est-ce que li Ndar Info wax ak yeneen site génne ko ak Jeune Afrique ak Canard enchaîné est-ce que dëgg la toog nañ foofu semaine di ko xaar audience boobu bañ noo recevoir bu ko wóoroon ni donc li ñooñu wax takku ci dara du dëgg xëy na mënoon na am beneen taxawaay ne li ngeen dégg ak li ngeen gis amul mais bañ loolu ki nga xamante ne mooy ministre bi tontu ne waa dëgg la may nañ may oto mais biñ ma koy may fekk bokkantewul ak appel d'offre bi 2016 la oto yi 2016 la loolu ministre bu ci boobu moo ko confirmé sa benn naataango wala sax ñaar noo ko ne mais lan nga wax ci ni nga xamante ni Suez may na la ay oto te Suez doon koo xamee ñun dañ koo xam lu li mel def na ko Maroc def na ko Bordeaux ñu dàq ko fa bëccëgu Ndar Kàmm def na ko Venezuela Caracas ñu dàq ko fa def na ko fii Barcelone ñu dàq ko fi def na ko Kenya ñu dàq ko fa ñun ci histoire ndox ak assainissement bokk ci li nga xam ne dañ ciy xeex ci forum social mondial gis nañ ne yi gën a jiital corruption ci àdduna pour jot contrat wu ndox Suez mooy premier bi boo duggee tey Google nga cliquer Suez da nga gis ne ay njaaxum dong la def ci biir àdduna gi bu ñu gisee loolu nag xam loolu gis ko gis itam ne donc moom Suez bu muy dugg fii di bokk ci appel bi am na lu mu jëfante léegi ñi nga xam ne ñooy ŋànk appel bi gis itam ne li mu proposé moo gën a cher ñaari yoon ndax diggante 90 000 francs pour que sama benn mbokk bu nekk fii Ablaye Sène fii ci xaar yàlla mën a branché wu ak 231 000 francs quand même sëñ bi. am na différence kon loolu moo tey seen xel. yooyu yëpp. dafay wane ni habitude du Suez corruption pour jot contrat ba pare rek bu ko jotee ba pare du ci respecté dara et li koy génn njëkk a firndeel mooy que ni bi ñu confirmé ne Suez moo gagné par ARMP. nee nañu Suez oo pareegul. nañ ko mayaat 6 mois. mais est-ce que yaakaar nga ne mbir mu mel ni Suez taxaw ci langue gi di bàkku depuis 2016 ne dana jox ndox bi dinaa ko mën a daan ba jox la ko ba pare nga ne noo pareeguma. d'accord est-ce que loolu yow teelu xel fekk na mbër bu ndaw bu nekk fii ñu tuddee ko SDE ay doomu sénégalais yi ne ci mu defal la OMDE defal la satisfaction réunion mondiale sur l'eau nga bàyyi ko fi bëgg a jox ndox mi keneen koo xamante lu bu ñëwee lépp lu mu ci gagné daf koy transférer tugal. la moo ci seen taxawaay léegi yéen en tant que forum social sénégalais ngir mbir yi ñu xam naa ni peut-être jubbanti bu dee mën na ci am xaw na dina xaw a yéex lool seen taxawaay lan la ci doon exactement bu ko defee kat seen li ngeen di xeex pour ngir askan bi comme ni nga ko waxee ñu mën ci gis seen bopp ndax. dégg nañu ne annoncé ngeen ay plainte fii ba ngeen tam xool kuréel yi nga xamante ne ni ñooy caytu yoon ak yoonal ak tamit yi nga xam ne mooy juridiction yi. suñu taxawaay day dañu yaakaar ne taxawaayu doomu Sénégal la ci bi nga xamante ni Sénégal moomeelam ñu ngi koy fexe faagaagal teg ci loxo di ko jëriñu ci askanam anam yoo xamante ni jaarul yoon. ma gëm itam ne suñu taxawaay war na doon sa taxawaay yow journaliste war na doon taxawaayu technicien war na doon taxawaay beneen sénégalais moo tax bi ñu fexee pour mën a toog ak waa Suez directeur du Suez Bertrand Camus pour mën a leeral ak moom li nga xamante ne moom la ñu gis ci di dégg ko itam te amuñu loolu dañoo def plainte bàyyi ko tugal plainte boobu mu ngi tugal constitué benn corps avocat internationaux ay sénégalais ngi ci ay français ngi ci ay belges ngi ci def itam benn plainte déposé ko OFNAC ñoo ngi xaar OFNAC. yéen a ngi déglu. ñoo ngi déglu. est-ce que am ngeen ci yaakaar. def beneen plainte déposé ko ARMP. ñoom au moins am nañu mbaax sax xëy na déglu nu même bu dee déglu bi xëy na doyuñu
def itam beneen plainte déposé ko Union européenne mi nga xamante ni moo financé une partie ci li nga xamante ni moo jëm infrastructure maanaam jumtuwaay yi nga xamante ni moom war na tax ndox mi yëg si Ndakaaru ba li nga doon wax sànq bañ fee mënatee am ñu koy wooyee KMS 3 Kër Momar 3 dem itam Union européenne toog ak seeni kilifa xamal leen ni fi ngeen dugal seen xaalis luuba nga fa ñu ne kon ñu ngi koy saytu foofu dañ tolloogum. d'accord plainte yi déposé nañ ko avocat yi. kon plainte nañ ko yamul rek ci Sénégal. non dem na sax ba ca bitim réew. oui est-ce que plainte yi ngeen jot a def ngir kon ñu rétablir la vérité wala bokk ñu xool ku ci nekk lan mooy sa war ñu jox la ko am ngeen ci yaakaar. am nañ ci yaakaar ndax gëm naa ni juridiction yi nekk France tribunal de première instance de Paris bi jot suñu plainte xam nañ ne xam na bu baax kii Suez ndax jugé na ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon wala ñeenti yoon. kon plainte yi Suez ngeen plainte. Suez dañu plainte pour corruption. d'accord te di ko déglu nag ndax fexe nañu d'abord toog ak Suez pour expliquer les soupçons de corruption. d'accord léegi yow mu bañ ñoo recevoir. lan ngay xaar ci Suez ngir mu indi soppite gu yees wala askan wi mën a gis seen bopp wala amoo seen yaakaar seen dëkk. Suez xaaruma ci moom dara. xaaral ci moom dara. li ma doon xaar ci Suez kay te du man rek mooy que ni mu leeral ñu ne bi may jot contrat wu Sénégal lépp dafa leer benn ñaareel bi Suez itam mën maa expliquer lu tax am ku ne mën naa jox sénégalais yi ndox ci anam yu gën a woyof moom mu ne noonu naa leen ko jox ci anam yu gën a seer ba pare ñu jox ko ndox mi. loolu laay xaar ñu ku ma ko expliquer ba ma xam ko mun na am sama xam-xam wala sama bopp moo tuuti ba mënuma comprendre kii jënd gis li nga xamante ni li muy jënd moomeelam la d'abord mais mu war cee contribuer ñu ne ko da ngay joxe contribution bi gën a cher bàyyi bi gën a moins cher ñu jox ko ki koy joxe ci anam yu gën a cher man loolu laa mënul comprendre mais xëy na pour ma comprendre ko il faut que ma lëkkale ko ak soupçon corruption bi. il faut que ma lëkkale ko ak camions yi ñu tudd sànq itam foog ma lëkkale ko ak comportement Suez bi ma xam ci biir àdduna. d'accord moo tax amul lu may xaar dara ci Suez. maa ngi doon yaakaar sax peut-être di nga mën a wàññi te ndox mi wala ndox mi. mën du ko wàññi non moom bañ na carrément du ko wàññi. comme ni ko ministre bi waxee. non du yokku du ci am Suez nee na du ko wàññi mais dafay wax lu ko neex. Suez nee na wàññiwul ndox. mais ministre bi nee na yokkute du ci am. mais benn yokku du am ci njëgu ndox mi ci Sénégal. lu tax nag Suez proposé 298 francs. lu tax kon da nga jàpp ni bu ñu waxee ndox mi du yokku waxin leen rek. mais non mën na noo xaar mu yokku. man dama ni ba ku dama ni. oui Suez dafa ni bu ma dee jaay ndox tey 298 francs laa koy jaayee keneen ne man mun naa ko jaayee 286 francs nga jox ko ki jaay 300 francs daanaka Suez ne man bu ma ko bëgg a léegi branché ci man 231 000 francs ngay fay. keneen ki ne man ku bëgg a branché léegi mën nga fay 90 000 francs loolu du yokkute wala xam naa nag calcul amatul. léegi li ministre bi wax nag ne. mais laaj ko moom moo mi ko wax. man li ma gis laa wax lee mënuma comprendre nga ne yokkute amul kii fay branchement léegi dina fay ñetti yoon li mu daan fayee nga ne yokkute amul lan mooy yokkute kon lan mooy yokkute fi ñu daan branché 100 000 francs. Suez na man léegi ku bëgg a branché 231 000 francs ngay fay demal xool ko ci dossier proposition Suez bi mu nga fa bindee. kon waxi dalul sa xel waxu ministre bi dalul sa xel. non man wax ministre bi amuma benn affaire. waaw non appréciation war nga ci am. xanaa non ministre bi amuma benn affaire. li mu wax. man état Sénégal laa am affaire defal ndànk rek ministre bi li mu wax laaj ko li tax mu wax ko man li ma gis laa wax man. d'accord li ma gis mooy que ni Suez ci dossier am proposition moo ni 230 000 francs comme frais de branchement 290 000 francs virgule 9 le mètre cube ma gis feneen ku ne man mën naa branché 90 000 francs ban sénégalais moo am salaire bu ko mun a permettre ci SMIC tey mu branché këram ci 231 000 francs bu amee day xëy na motul ñaari sénégalais. d'accord mbokk yi ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg ñun tey ñuy dalal Mamadou Mignane Diouf nekk coordonnateur forum social sénégalais nekk sunu gan
alors monsieur Diouf ginnaaw bi ñu waxtaanee ci wàllu ndox mi bëgg nañu tamit ñu àddu tuuti laajte sa xalaat ci lu jëm ci wàllu pétrole bi moo ne procureur de la République ubbi na enquête def appel à témoin ngir rek mbir yi mën a leer ci bopp ku nekk yow déjà appréciation ban nga am ci coow li nga xamante ni moo jolli ci wàllu pétrole bi ak gaz bu Sénégal. sama xalaat nga ma laaj ma bëgg fàttali balaa may yegg ci foofu ne bi ñu annoncé pétrole bi 2012 benn télévision mos na ma invité ne Sénégal dañ fay annoncé pétrole te coow li commencé naa am ci jamono yooyu sama réponse moo doon nii buñ ci waxul léegi moom moo nuy waxi ëllëg bu ñu waxul ci pétrole bi ñu junju ne feeñ na fi bu ëllëgee ba mu teew wala mu war a teew moom moo nuy waxi dafa mel ni loolu moo dab Sénégalais yi tey mën na am ci yooyu jamono bi ñuy commencé 2012 ak alternance bi président Abdoulaye Wade di dem dossiers yi nekkoon ci ay loxoom président Macky Sall yegsi jël dossiers yi ci loxoom li ma yaakaaroon ni moom la ñu ma doon def ci jamono yooyu mooy toog wax ni réew mi kat alal feeñ na fi muy alal goo xam ne ñëpp a koy bokk donc itam alal boo xamante ni adduna da koy soxla ndax industrie boo gis tey dafa soxla pétrole loolu defuñ ko xëy na ñu nëbbal affaire yi gaawantu def li ñu bëgg a def signé ay contrat jàpp ay partenaires dugal leen ci loolu xëy na gaawantu googu ci yooyu jamono ak bañ cee wax fañ ko waroon woon a waxee mën na am tey moonu dab moo tax sama xalaat mooy que ni wax ji pour mu leer il faut que ñu dabu ba woon demb te ñu bañ ñu ko wax yooyu jamono. loolu est-ce que du xaw a compliqué tamit. ah man de xaw ma nan lay demee mais wax nag. boo ko waxee te jotul. dana jooy boo ko waxee itam fekk na passé na dana jooy moo tax wax dañ koy wax bu wax jotee bu tey nag te waxuloo ko bu yàggee bu ñëwee pour nga mën cee waxaat bëgg cee waxaat boo moytul moom moo lay yéey moo lay wax ci sama gis-gis bu gàtt. Sénégalais yi foofu lañ tollu tey ndax wax ji yëpp mooy waxu contrat yi mais contrat alal goo xamante ni ñëpp a ko bokk sëñ bi li ci gënoon a baax mooy ñu wax ko ba ñëpp dégg ne contrat bi nii la ak nii la tëddee lii lañ ci am ak diw lañ koy defee signé contrat boobu gis naa fi ñu signé ay contrat wu làmb ñëpp teew def ko en direct ne promoteur baa ngi nii ñaari mbër yaa ngi nii télévision bi koy couvrir na ngi nii ñëpp teew mais lu tax nag itam mënuñu woon fexe bi nga xam ne pétrole feeñ ba ñu xam ne feeñ na lu tax mënu woon fexe def ci waxtaan ak assemblée nationale def ci waxtaan ak peuple sénégalais def ci waxtaan ak opposition def ci waxtaan ak universitaires yi def ci waxtaan ak ñenn ñi am xam-xam ci mbir moomu ba ku ci nekk dugal sa xalaat tàggoo ki la dul tere yàqut bi yoon boo xëyee sa kër ne suba da ngay dem France xëy ni waa sa mbokk suba dinaa tukki kenn ci ñoom du la tere tukki mais sa benn yoon du yàqu ci tàggu au contraire day tax bu ëllëgee lépp lu am mu ëllëgee nga ne leen ba ngay dem day tàggoo naa leen. kon diisoo da nga jàpp ni diisoo moo doon jiitu laataa ñuy signé contrat. très bien. diisoo rafetoon na ci en tout cas diisoo goo xamante ni du diisoo politico politicien mais diisoo ay doomu réew mi diisoo goo xamante ni ñëpp ku ci nekk waa opposition waa pouvoir waa assemblée nationale universitaires yi techniciens yi journalistes yi nga xamante ni bu ëllëgee itam ñooy saytu ñooy kii génnee waa wax ji ñu saytu loolu yëpp diisoo ci bu baax jël point de vue ku nekk ba pare nag ne ñun gouvernement ñi la ñuy décider déglu nañ kii ak keneen mais ñun lii jàpp nañ ne dana baax ci Sénégalais yi bu ñu leen dégloo yéen yëpp ñëpp xam itam ne jël ngeen boobu décision. mais est-ce que tamit loolu dina tax état mucc ci attaques yi wala mucc ci yenn ci ñenn ñi nga xam ne peut-être ñu ngi génn. est-ce que di ci seen ñàkk. est-ce que bu loolu amoon wax ji tey mënuñu ko woon weesu yaakaar nga bu loolu amoon
est-ce que bu boobaa dinañ tudd Aliou Sall di tudd Macky Sall maanaam dañ doon tudd xëy na Macky Sall président Assemblée nationale institution conseil économique social institution université centre de recherche mën na am man noonu moo ma gënaloon ñu tudd Macky Sall di tudd Aliou Sall ci alalu réew mi. waaw yow en tant que coordonnateur Forum social sénégalais ban taxawaay ak ni nga gisee ne tey opposition bi noonu la taxawee ci mbir mi majorité pays bu dee mënee naa ko tuddee noonu am ko ci mbir mi ci lu jëm ci loo xamante ne ni alalu réew mi la ñëpp ko bokk mu mel ni ki weerante la ak weddanteeg ay tuuma ak dindi tuuma. waaw parce que loolu li koy find rek mooy li ma la wax sànq loolu nag kenn mënu ko arrêté tey parce que pour nga arrêté ko il faut nga dellu xëy na ci ginnaaw dellu ci ginnaaw mooy itam fexe ba indiwaat confiance ci diggante ki ngay wax opposition ak pouvoir ki ngay wax décideur ak citoyen ki ngay wax décideur ak chercheur universitaire par exemple loolu donc moo mun a tax tey wax ji taxaw walla fay mais tant que loolu amul pour man gëmuma ni enquête procureur walla nu mel dina tax wax ji taxaw wax ji waxu lu nu bokk la li nu bokk nag buñ ci bëggee wax ku ci nekk di ko waxee ni mu ko gisee moom te togguñu ci table ñun ñëpp ne li ñu bokk nii la ko waa kër gi di jëriñoo du sotti est-ce que kon jàppoon ni mënees na koo dabu ci dialogue national bi nga xamante ne nii njiité réew mi wax na ko dañu ci xaar acteurs yëpp acteurs politiques yeeg acteurs sociaux yi tout le monde ba ci sax yéen xam naa ni. waaw dialogue bi waroon na mën a nekk occasion. waroon mu nekk occasion ñu am courage toog ni mbir mi ñii la demee yi lañ ci def fii xëy na dañoo juum fii gis nañ ne li ñuy def baax na li ñu jàpp ne baax na waa opposition jàpp ne loolu baax na bu njuumte amee itam ñu jàpp ne amul kenn ku dul juum ku boot da nga juum kuy gouverner da nga juum ñu balante njuum googu xool nag nan la ñuy def ba rectifier di nga xamante ni njuum te am na ci ba intérêt Sénégal war a mun a dellu si xëy na bu loolu amee mën na am assise nationale yi ñuy wax dialogue national bi ñuy wax nekk opportunité occasion mais pour que ñu teg ko ci kaw table bi ñun ñëpp ñu toog ci tuur table bi waxtaan nag waxtaan mais wax ci dëgg waxtaan itam ci wax joo xamante ni duñ ci jiite politique mais jiital ci intérêt wu sénégalais yi intérêt wu sunu doom yi ñëw ëllëg ak ñi ñëwaat ñoo xamante ni xëy na duñ ñu fekk pour man loolu bu amee mun na am mbir mi am poste de sortie boo xamante ni xëy na dina tax mbir mi gën a leer. kon buñ la déggee dafa mel ni kon da nga bokk ci ñiy sàkku ñu xoolaat contrat yi ak la ca nekk lépp. xam nga contrat yi man gisuma ko. dëgg-dëgg pour wax dëgg na gisuma contrat mais yaakaar naa ni wax ji ñuy wax ci contrat yi mu dem ci Timis BP jaay na kii yooyu nañ ko leeral buñ ko leeralul wax ji du mën taxaw mais nag comme gisuma contrat yi fekkewuma itam contrat bëgg naa bañ a dugg ci loo xamante ni gisuma ko mais ci principe bi pour man principe bonne gouvernance gestion participative bokkoon na ci njëlbeen nga 2011 2012 ñu ne li fi feeñ ci alal xayma nañ ko ci temps la tollu dana mën a couvrir ñaata téeméeri at wala dizaine di at li na dañ ko bëgg a doxale waxtaan nañ ci loolu xëy na mën na am contrat bi ñuy ŋàññ ci diggante Timis Corporation ak Aliou Sall wala Timis Corporation bi jaay BP mais mun na am xëy na yooyu yëpp ba ñoo na am mais nag ndegam loolu amul te nii la mbir mi tëree tey am na ñu naan nañ xolaat contrat yi ndegam bu fekkee nag contrat yi mooy problème bi xëy na rafet nañu xolaat contrat yi mais itam xolaat ko mooy que ni itam ñu fexe ba contrat yi ñu xam lu ci nekk dëgg-dëgg. bëggoon nañu laataa ñu yëkkati jotaay bi Mamadou Mignane Diouf ñu wax ci lu jëm ci wàllu koom-koom ba tey muy wàllu monnaie unique bi ñuy tudd ci CEDEAO muy ECO nar fi wutu franc CFA atub 2020 jàpp nga ni tey lajjite dafa am ci franc CFA di monnaie bi nga xamante ne ni ñoo ko bokk ak réew yi nekk ci Afrique sowu jant.
man nag panafricaniste la maanaam bu ma doon bokk ci parti bu ma doon militant panafricaniste la bu gëmoon li Cheikh Anta Diop doon wax ni moom dong moom kot moom rek mooy solution pour Afrique gëmoon itam ni li Sédar doon wax ci yooyu jamono ne nañ fexe ànd en indépendance serrée gëm moo taxoon ñu doon jéem ci jamono yooyu fédération du Mali xëy na ni mu jeexee ñëpp xam nañ ko gëm itam ni li Senghor doon wax ni unité par cercle concentrique mën na nekk solution pour aller vers un état fédéral li Cheikh Anta doon wax yooyu bu ma ko boolee mooy que ni gëm naa ni Sénégal Afrique dëgg-dëgg war na am monnaie boo xamante ni moo ko moomal boppam mais pas monnaie bu nu donn quelque soit nag ndonnin mi ndax monnaie bokk na ci li ñuy wooyee acte de souveraineté. il faut ne moom nga sa bopp. moom nga sa bopp mais am sa hymne national am sa drapeau national te mënoo am monnaie goo xamante ni boo duggee ci marché mondial bi moom ngay génn ni bu ma doon jaay tey pétrole Sénégal ci monnaie bii laa koy jaay loolu pour man moomeel ga loo xamante ni xaw na des. donc xalaat gu rafet la li ñu samp ni. mais xalaat boobu kay defe naa ne xalaat boobu depuis bientôt 50 ans ñu bari ñu ngi koy wax. CEDEAO daf ñu ne woon daf ñu diggoon monnaie unique en 2005 on est en 2019 79 bi ñu fiy taxawal bi ñuy signé fii Dakar protocole u CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens dañ ne woon 79 la wax dañ ne woon 2005 ñu am monnaie unique donc monnaie unique boobu dañ ko renvoyé ñeenti yoon kon loolu defe naa ni amul ku contre ne monnaie boobu am na njëriñ maintenant monnaie gi lan mooy doon capacité am ci marché mondial lan mooy solo ko monnaie googu ci marché mondial ak nan lañ ci duggee ñun ñëpp ñi nga xamante ni ñoo bokk benn zone régionale ci biir zone régionale boobu am na ci ñoo xamante am ci yoo xamante ni am na 8 monnaies CFA Naira Dalasi ak li ni mel boo leen compter ba mu jaax mot na 8 monnaies gis nga 8 monnaies yooyu sama jigéen bi jaay fii jën keccax bu buggee jógee fii tey yóbbu keccax Gambie il faut que mu fexe échanger xaalisam ci cette dalasi bu fa jégoon ne damay dem Cap Vert pour joxe foofu sama keccax itam fi format defaat beneen échange bu fa jógee ne damay dem Nigéria il faut que mu defaat itam beneen échange naira gis nga coono yooyu doon na yoo xamante ni mënul tax émergence am du mën a tax intégration am itam mën a tax koom-koom ak commerce intra-régional taxaw ni moo war a mën a taxawee ndax ci échange yooyu dina perte xaalis ju bari. par contre bu dee dafa jóge fii ak keccaxam xam ne bu ma yeggee Gambie même monnaie bi laa koy jaayee xam lii loolu sama bénéfice. coono du ci am daanaka. coono du ci am donc loolu mooy intérêt bi ne serait-ce que élémentairement parlant. kon daal yaakaar mën na ci gindeeku ci askan wi yëpp nii kat lii bu dekkee sotti na fii ak 2020 xel mën na cee dal. waaw maintenant sotti gi mooy problème bi. ndax xam naa sotti gi maanaam. maanaam pour que loolu engagement bu mu jël pour mu sotti ci ba ñëpp ànd ci. waaw pour mu jëmal ko daal. pour ñu dëggal ko. waaw pour man mooy problème ndax maa ngi continuer di xalaat di gëm ni am na ñoo xamante ni amuñu benn intérêt que Afrique am monnaie unique. am na ñoo xamante ni réew yoo xamante ni tey du seen intérêt que Afrique am monnaie unique. monnaie unique boobu itam nan lay def ba mën a tee léegi bañ a dépendre ci Banque de France mais ñu am banque boo xamante ni Banque Afrique de l'Ouest lay doon mu nekk ci benn capitale mën na am capitale lu CEDEAO muy Abuja wala capitale Bamako wala capitale Dakar wala capitale Abidjan mais ñu am mot ku du may sëkk bu doy sëkk ne suñu monnaie googu ñun ñoo koy tabax ñun ñoo koy gérer ñun ñooy négocier itam convertibilité itam maanaam bu ñu ko bëggee wecceek beneen monnaie ñun ñooy jàppaloo te gëm naa ne bu dee convertibilité dafay jaar donc ci richesse su état ba ci richesse su zone ba li fi nekk tey ci richesse ci pétrole ci or ci diamant ci bauxite ak yeneen richesse yoo xam ne dinu ma ko waroon na mën a tax
sunu monnaie am poids boo xamante ni. dina mën a concurrencer toutes les monnaies du monde. maa ngi lay gërëm Mamadou Mignane Diouf di wuyu bi ak waxtaan wi xam naa ni léeg-léeg ju ko séeréer bi mooy jóg des fois mais en tout cas maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci nangu ñëw waxtaanee ak conférence de presse ak li nga xamante ne mooy solo sa réew mi ak fi réew mi toll ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di gërëm bu baax gërëm bu baax Ousseynou Ndiaye ci machine bi gërëm Sidi Niang ci caméra bi gërëm itam Fatima Ba ci digital bi ak Facebook bi mbokk yi di leen gërëm ci déglu bi ci kanam tuuti xabaar yi ci kolof ci yaatal ak Yann Demba Tine Baba Ndiaye moo nekkoon ci kàddu gi dox daje alxames biir ñëw bu ci àllande ci beneen numéro conférence de presse ñu yëndoog jàmm jërë ngeen jëf. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.